jërë ngeen jëf mbokk yi safo télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu dem ko jukki dina bokk ci kenn koo xamante ni da doon yóbbuwaate tugal jaarale ko ci li nga xam ne moom moo di waax yi moom la ñu teg loxo mu doon ab Guinéen am ci lu tollook ñaar fukki at ak juróom ñett moom ak fukk ak ñeent ci ay ñooñ yoo xamante ni bëggoon nañu wutali ca Espagne le commissariat central diwaan bu Ndar Géej daal di teg loxo ànd ci itam ak itam police des frontières daan ci dikkaat nu mu gën a yaatoo weneen a pëccoxoo wu ñu nemmeeku nag ci buntu sous préfecture bu Grand Dakar maire bu Mermoz Sacré-Cœur ak ñenn ci ay ñooñ bu coalition Yewwi Askan Wi ñoom ñooy sàkku ki nga xam ne nag moom moo di seen représentant mu gën a dëggal boppam ci commission électorale bi ndax li ñu xamle moom moo di li tax ñu ko ci dàqee nag ak njuuj njaaj moom moo nekk ca ginnaaw daañu wax itam ci lu ñeel wàllu tàggat yaram afro basket ci wàllu jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu rafetlu bu baax a baax ànd wi ak télévision Futur Média xibaar yi ñu doore ko na nga xam ne nag noonee la ñu ko junjee woon kenn koo xamante ni da doon yóbbuwaate diwaan bu tugal jaarale ko ci waax yi mu di mbëkk mi moom la ñu teg loxo mu doon ab guinéen boo xamante ni mi ngi am ci lu tollook ñaar fukki at ak ñett moom ak fukk ak ñeent ci ay doomi aadama itam ñoo xamante ni ay candidat la ñu woon nag commissariat central diwaan bu Ndar Géej moom moo leen teg loxo ci jàpp ndaluk police des frontières ñu teewlu tënk li nga xam ne Ousseynou Diop ak Habib Seck daal nañ koy def. bi beneen convoyeur teg nañ ko loxo moom nag guinéen la toll ci ñaar fukk ak juróom-ñetti ci ay at ñi nga xamante nag ñoom la doon bëgg a yóbbu ñoom it daal nañ leen di teg loxo. ñu njëkk a jàpp juróom-ñaari nit lañ ñu toogaat waxtu ak lu teg ñeneen juróom-ñaar yoo xamante ne ay candidat lañ mu waroon leen yóbbu ñoom it ñu teg leen loxo ci ay quartiers yi nekk ci gox bile. liggéey bi commissariat central bu Ndar ak police des frontières ñoo ko amal di liggéey boo xamante ni ay fan ñuy rëbb ñi nga xamante ni ñoo yóbbu xale yi ca bitim réew di jaar ci gaal yi. ci seen liggéey boobu sax daan nañ cay teg loxo benn gaal ñaar ci ay moteur ak carburant boo xamante ni bu bare la ñoom ñooñu nga xamante ni nag dañ leen teg loxo jamono jile ñu ngi ci loxoy police ñu fàttali ni démb rek beneen convoyeur présenté woon nañ ko juge bi laataa ñu koy passé sous mandat de dépôt. leneen lu ma leen doon junj mbokk bi ñu door yi de jotaayu xibaar bokk na ci pëccoxoo yi nga xam ne nag moom la ñu nemmeeku gis ngeen ko noonu ca buntu bu sous préfecture bu Grand Dakar jiit bu bokk moomeel bu Mermoz Sacré-Cœur moom Barthélémy Diaz ak ñenn ci ay ñoñ bu coalition Yewwi Askan Wi li ñuy sàkku moom moo di seen représentant ñu daal di koy sóobaat ci li nga xam ne moom moo di commission électorale bi la ñu xamle moom moo di njuuj njaaj moo làqu ci ginnaaw ba tax itam ñoom ñu bëgg a def mbir mu ni mel Pape Fara ñi nga Amadou Ba ci reportage. lii di image yu bés bi ci buntu sous préfecture bu Grand Dakar ab Barthélémy Diaz boo xam ne day forcer buntu bi ngir dugalaat ki nga xam ne moo nekk mandataire bu Yewwi Askan Wi ci commission exceptionnelle bu liste électorale yi. Depuis 2 ou 3 jours signalé nañu ay cas de transfert d'électeurs nos représentants yi fi nekk constaté ko wax ñu ko. Par représailles le sous-préfet xawma le préfet dàq suñu représentant au niveau de la commission te tegu ko ci dara lu dul ci yabaate ak violer la loi et la constitution. L'administration elle est écrite bu fekkee dafa am loo xam ni dañu ne suñu ndaw bi ñu représenté def ko def nañ ko bind wax ñu ko mais jël sa téléphone woo alkaati yi ne leen génne leen ko parce que tout simplement il exerce son droit bi nga xam ni moom la ko constitution bi jox mooy mu veiller à ce que les choses se passent régulièrement de façon transparente ñu génne ko ça veut dire que am na loo xam ni duñ ko nangu. maire Mermoz Sacré-Cœur ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ci coalition bi ne dinañ dellu si waat ñu ngi joxañ baaraamu tuuma ministre bu yor wàllu jigéen ñi da day def ay transfert d'électeurs. Ndeye Saly Dieng Diop xawma dama koy citer c'est elle. À l'image de son président ñoom ñëpp noonu lañ mel càcc mooy seen kii te loolu duñ ko nangu am nañu ay élément monsieur le maire dina ko génne ñoo xam ne ñi ñu indi woon di leen inscrire ñoo ko wax ñooñu ne dañ leen woo jox leen pièce d'identité jox leen ay résidence nee leen ñëw leen inscrire après dinañ leen financer fan ngeen gisee ay nit di inscrire ay nervi di la encadrer loolu fu mu am et bientôt jóge Bambilor jóge Kër Massar jóge Fouta jóge fu ne nous avons des éléments sonores. fitna gi foo ko natoon weesu na ko ci buntu sous préfecture bu Grand Dakar waaye way takk der yi mujj nañoo fexe ba lépp dem ci dal
te utiliser wuñ sax lii di gaz lacrymogène. Pafara ñi leen nag dem ñu si suuf préfecture si préfecture bu diwaan bu Ziguinchor la ñu dem mu nekk ñenn ci ay responsable parti wile di Pastef lu ñu ca jublu woon bokk na rek ci daal di dakkal inscription yi ci liste électorale yi ndax itam ñoom li ñu xamle moom moo di responsable bu APR bile di Doudou Ka dafa am leneen ci loo xamante ni daal dina koy laxas ca biir ànd ci ak itam jiit bu bokk moomeel diwaan bu Ziguinchor Boubacar Diassi ak Lamine Mandiang ci reportage. coow jib na ci préfecture bu Ziguinchor ay responsable yu bari yu parti Pastef ñëw fii ci préfecture ba ngir suñu sukkandikoo ci seeni wax mën a tere responsable APR maanaam Doudou Ka mi nekk it président ab mouvement politique mu transféré ay électeurs ci yeneen région yu suñu réew ngir mën na laa inscrire ci Ziguinchor. tey de lu am Ziguinchor tey ñu ngi koy naxarlu kii di Doudou Ka moo convoyé ay bus de Diourbel Bignona fu nekk fu mu am partisan indi leen bëgg leen transfert fii nii ici à Ziguinchor et que ñun luñ koy yónni di yónni moom ak président am ne leen Ziguinchor fii cas de fraude du fi amee moom bu dee moom lu muy wootee transparence lay wootee ñun ànd ak moom mu am transparence mais bu amee li nga xam ne du dëgg ñun on fera face à lui. 10 bis lañ indi 10 bis. résidence yi c'est avec la complicité de la mairie. ki di responsable national mouvement politique bu Doudou Ka rawatina wàllu bu féetee ndaw ñi mu joxe fi ab tontu. loolu yaakaar naa yoon nangu na ko njuuj njaaj bi kay mooy ñoom lii ñuy bëgg def dem jëli ay nit ci àll bi ña nga xamante ni tey dëkkuñu Ziguinchor xamuñu Ziguinchor amuñu sax maam Ziguinchor ñu ñëw fii bëgg leen imposer ñu inscrire fii ci fichier électoral te alors fii ñun gis nañ ñu fi jógee ay Sindian Suel Kartiak Ñoomun fépp ci Casamance gis nañu ay oto jóge fa ñëw fii au nom de Pastef. ci lu jëm ci tuuma ñu teg ci kaw mairie bu Ziguinchor rawatina ci wàllu ay faux certificat de résidence mairie bu Ziguinchor wax ci lu ni mel. mais ku xam nu mairie di doxalee par rapport à certificat de résidence yi di nga xam ni ñun daanaka dernier maillon bi chaîne bi la parce que certificat de résidence yi délégué yi ñoo koy am xam nga yeneen dëkk dañu délégué de quartier bi day def certificat de domicile nga indi ko ci maire bi mu doog a signé defal la certificat de résidence mais ñun fii dañu jébbal certificat pour gàttal processus bi pour bañ diisal processus bi dañu jébbal certificat de résidence yi délégué yi. jàmmarloo yuy am diggante ay responsable yu Pastef ak ay ndaw yu bokk ci mouvement politique bu Doudou Ka war naa mën a tax nguur gi gën a bàyyi xel campagne électorale élection municipale yi ñu jëm rawatina ci wàllu kaaraange. Boubacar ñu desandi ba tey ci lu ñeel langue politique bi fii ci réew bu Sénégal jàppale ne coalition wi li nga xam ne nag ñi féete ci kujje gi ñoom ñoo ko amal daal di koy dippe Yewwi Askan Wi bu ñu sukkandikoo ci député bile bu bokk gis-gis moom Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké li mu xamle mu ni mel dil moom moo ko lal maanaam lépp lu ñu ñeel wàllu njuuj njaaj ndax itam du am mucc benn yoon ay kàddu la yoo xamante ni yëkkati na ko dénk ko suñu ay ndaw Pape Balla Gaye ak Talla Samb. yeew moom lañ war a yeewi te man pour man askan wi yeewuñ leen ndax ay gor kenn du leen yeew yaakaar naa ni tur bi rek de sa yàq na coalition bi te xam nga coalition bu fekkente ni dañ ko def te waxtaanuñ si opposition bi yëpp joxantuwuñ gëdd joxantuwuñ cër ñu tëb def coalition boo xamante bi ñu koy def ñoom bind nañ maanaam tur bi def nañ logo bi ba pare doo ko dem si opposition pour informer leen loolu du respect aussi moo tax que ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy suñ coalition yi nga xam ñooy coalition naturelle bi ñu war a ànd Ablaye Wade PDS ak Modibo Decroix ak yeneen bi ñu xamee loolu ñun accepté wuñu pour bokk si loo xam ne xamuñu lu mu doon te aussi jàpp nañ ni coalition boobu du coalition boo xam ne taxaw na dëgg-dëgg pour war a saafara jafe-jafe askan wi moo tax que ñu ni kat ñun comme askan wi rek moo ñu ñor te jàpp naa ni am na loo xam ne bala nga koo ni naam da nga fiy nekk ñu wax jafe-jafe askan wi xool ñi nga xamante ñu war a mën a ànd lan pour taxaw ci kanam pour défendre li nga xam mooy intérêt peuple bi moo ñu ëppal solo foofu noonu dugg ci coalition boo xamante ni li ma ko jàpp mooy coalition deal la ndax am na. camp de reboisement international xam ngeen ne ni kii tey jii ci gaaw bi la ko door mu jëm fukki fan ak benn ci weeru septembre ñi nga xam ne nag moom moo di collectif bi di touche pas aux terres du phare mu di kenn bañ a laal suuf si nga xam ne nag moom moo bootu ci phare bi ñoom ci seen bopp bëgg a jëmbat ay garab ndax xam ngeen ne tàngaay bi nekk ci réew mi lu ni mel rek moom moo ko mën a fànq fu ci mel ni pont bu Fann Aliou Sow ak itam littoral bi jëm fa nga xam ne moom moo di diwaan bu Joal dañuy teewlu ki nga xam ne nag moom moo di fondateur la ci bile coalition di Mignane Diouf àdduna jëmale ci micro Alxassane Ba ak Modou Diop. bi mooy reboiser Ndakaaru ci fi ma wax sànq
monument bi phare bi pont wu Yaraax ak pont wu Patte d'Oie mais àllu Samba Dia waaw bu yokk
ci aéroport yi test yi la ñu war a utiliser te test yi nii lañ koy utiliser bu jàllee bu demee feneen kooku waru mën a defaat même chose mais day mën a considérer ne résultat bii ñu am Dakar valable na kooku mën na dem yoon. mbokk yi crèche yi maanaam fi ñuy denc ci xale yi seen waajur bu ñu liggéeyee yeneen yu ni xeetoo xam ngeen ne jéey ñu ci nemmeeku bari na lu ni mel la ñu bëgg mu daal di dakk waaye itam daal di joyantiwaat bu baax a baax boobule secteur ba wax tax itam bépp dogal boo xamante ni war na ci wàll wi dañ ko jël ba mu mat sëkk ginnaaw itam ki ñu ko dënk ba mu àddoo jëmale ci suñu ay micro ndaw Modou Fall Mohamed Sow Dieng ñoom ñoo daje ak moom ngir ñu amal ab reportage. crèche jardin d'enfants garderie d'enfants nga xamante ni biñ ko adopté ci Sénégal yàggut loolu foo romb ñu ngi implanté wu ni ay champignon ba affaire cigogne bleue bi daal di éclaté dem ci kanamu yoon nekk nag bërëb boo xamante ni nemmeeku woon nañ fa ab bébé bu fa ñàkk bakkanam cigogne amuli kayit kon tey jii assainir boobu secteur luy imposé wu la. État du Sénégal xaarul sax drame bi mu am depuis 2017 ñu ngi ciy liggéey ci la ñu am base légale bi nga xam ne dina permettre nañu ñu am condition boo xam ne déclarant responsable daf ko war a respecter bala moo ubbi crèche bi mais fekk nañ fi benn projet de décret boo xamante ne véritablement day permettre ñu légiférer secteur bi ñu assainir ka moonte day crèche yu bëri sax daanaka daal di nañuy régulariser wu ci jamonoy mbas mi. événement malheureux bi taxul ñu ngi ci woon depuis quasiment début pandémie bi donc dañuy wax nit yi rek ne lii taxul waaye lii war na doolu yeete donc nañu wax ñëpp rek ñu ñëw pour formaliser seen structure yi. ngir nekk ci yoon jafewul lool ki nga xam ne di directrice bu case des tout-petits daanaka sax mu ngi lancer appel ci acteurs yi nga xam te ñu ngi yëngu ci secteur bi. am 212 structures de prise en charge ci tout tànk yooyu dont 117 crèches privées yoo xam ne répertorié nañ ko donc li nga xamante ne moom mooy crèche cigogne bleue après drame bi suñu technicien dem nañu sur place et que ñoom procédé wu nañu confirmé wu nañu ci conditions yi nga xamante ne moom moo leen di permettre ñu bokk ci répertoire agence nationale de la petite enfance. teg loxo gi ñu teg loxo ñi yor cigogne bleue loolee mënul yàq image yu benn yoon li nga xam te ni moo di crèche fii ci Sénégal daanaka ñenn ñi sax ñu ngay toilette waat defaru ngir ubbi l'école bi ñu dëkkmal ñeneen ñi moom ñu ngay dem rek di conformé wu ci ni ko yoon tërale ngir kaaraange gone yi. mbokki jamono yi xam ngeen ne am na délégation sénégalaise boo xamante ni nag ma nga ca New York diwaan bu États-Unis foofee itam bokk na ca la ñu fay waxtaanee fexe def ndees kattan ba gën a ñoŋal wàllu tourisme ci diggante ñaari réew mi waaye fii ci réew bu Sénégal yenn ci ay barab yoo xamante ni askan wi ñu nga fay faral di dem ñu gën koo ñoŋal gën koo taaral itam tax na agence sénégalaise bu promotion touristique yi itam xam na rek ne daan ci jël ab dogal ginnaaw ab jono woo xamante ni ñu ngi ko doon def ca diwaan bu États-Unis Sara Cissé ak Chérif Touré ci reportage. Sénégalaise pour le tourisme bokk na ci ñiy gën a jëriñoo ligne aérienne Dakar Washington li ko waral tourisme Sénégal da ciy gën a suqaliku li leen nag njiital ASPT lu muy rafetlu la. suñ demee ba am léegi nag compagnie Air Sénégal muy sunu compagnie bopp war nañ mun a fexe def noo xam ne dinañ gën a ñoŋal tourisme Sénégal fii ci Amérique. gën a ñoŋal tourisme Sénégal doon li tax ñu sanc bile agence njiitam nag xalaat ni Île de Gorée war naa doon bërëb bi gën a fës ci politiku tourisme sunu réew. Gorée dafa mel ni bokk na ci produit yi nga xam ne moo gën a mandargal li ñu doon ndax Gorée dafa doon li ñuy wax yëpp feneen dafa daje ci Gorée. Gorée am na culture ndax Gorée am na ay musées yu fa nekk am ay salles de spectacle yu fa nekk am maison des esclaves. donte jéego yu bari Sénégal def na ko ci wàllum tourisme moom njiital ASPT nangu na ni liggéey bi mën naa gën a mucc ayib. suñu buggee compagnie aérienne bi nga xam ne mooy indi nit ñi su leen indee ñu nangoo dellusiwaat il faut que ñun ñëpp ñu doon ñoo xam ne dinañ doon réew ci comportement ci environnement dina méngoo ak li nga xam ne mooy woo touriste di ko téye ci réew ma loolu moo waral yenn partenariat yu bari yi ñu am ngir ci fan yu néew. wala ci weer yi ñëw dinañ def ay campagne de sensibilisation ci comportement nit ñi. ngir gën a xamle aada ak cosaan Sénégal ASPT pare tàllal loxo képp ku xam-xamam màcc ci secteur bi. li gën a métti ci tourisme am nañ ko
dëkk bu rafet teranga bi plage yi patrimoine yi Gorée il faut ñu train nit ñi jàngal leen lu ñu war a def waaye médias yi tamit ci la bokk am les grandes compagnies médiatiques comme Sénégal nga ne TFM wala nga ne keneen ñëw toog def témoignage sur le Sénégal éditeurs yi bind ne Sénégal dak mooy dëkk boo xam ne exploité ñooñu pour ñu bind loolu lan nga war a def ba ñu egsi foofu ba war a jaaj bind ay bind yu positif. lël bi nag njëriñ bi mu jur bëri na ñi ko séq décidé gisante waat ci ay fan yu néew ngir wéyal waxtaan. jërëjëf Sara Cissé ñu àddu ci leneen mu ñeel wàllu tàggat yaram afro basket ci wàllu góor ñi xam ngeen ne réew bu Sénégal mi ngi doon janoo ak éléphant yi waa Côte d'Ivoire ginnaaw itam ñoom ci seen bopp bi ñu làbbalee gayndey Sénégal yi juróom-ñaar fukk ak juróom si ay poñ jàpp juróom benn fukk ak juróom yenn ci ay rëq-rëq yoo xamante ni daal nañ koy nemmeeku ci match bi bu ñu sukkandikoo ci Boniface li mu xam le mu itam bokk na ci arbitrage bi nga xam ne nag amal nañu ko dugguleet réew bu Sénégal Côte d'Ivoire daal di koy dóor temps fort boobu le match yu dikk ci ak Mame Fatou Ndoye ak Massaer Ndiaye. 13 pour Côte d'Ivoire tension bi bëri lool ci carton bu njëkk bi ci ñaari côté yëpp adresse bi nekku fi plus faible carton bi Lions yi joué depuis début tournoi bi ci deuxième carton bi mu des ñeenti minutes 3 secondes Lions yi accusé retardu 11 points écart boobu dinañ ko wàññi ba juróom-ñaari poñ ci mi-temps bi score 36-29 waaye pour Boniface Ndong li gën a yàq matchu tey bi mooy problème mu arbitrage yi. D'abord féliciter la Côte d'Ivoire. match bu serré la ñu def ak Côte d'Ivoire man nag dama frustré ndax arbitrage bi ci match bi yëpp bal yi def 50-50 contre Sénégal la ñu ko sifflé naka la ñuy dóoree Angola ba pare ñu ñuy indil ci demi-finale bi ab arbitre angolais ci compétition bi boo seetee arbitrage bi moo nekkoon problème bi ndax arbitrage bi amul benn niveau bëgguma nag xajamal victoire Côte d'Ivoire waaye arbitrage bi dafa am influence ci résultat match bi. influence sur le résultat final. ñu dellusee ci troisième carton bi gaynde yi jaayu ci wàllum défense waaye teewul ñu nekk toujours ci ginnaaw gaynde yi fexe réduire écart bi yegg ci ba benn poñ 58-57 waaye ca booba encore ivoiriens yi accentué waat seen avance score final bi mujj nekk 75-65 Côte d'Ivoire jël revanche am ci Sénégal war a affronter Tunisie mi nga xamante ni moo dóor Cap-Vert ci même score bi 75-65 Gorgui Dieng terminé meilleur marqueur partie bi ak 24 points waaye yëngoom taxul Sénégal bañ a ñàkk match bile moom nag mu am mer bu metti bu mu wone ci njeexitalu match bi. di encouragé bu baax a baax gayndey Sénégal yi ñu àddu itam ci leneen jàppale ne secrétaire général bu yees bu conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie moom moomee nag daal nay jël fonction li mu xamle moom moo di lépp loo xamante ni fekk naka ci wowule kuréel yi itam dina fexe noo xamante ni dina ko gën a jagalaat ñu teewlu ay kàddoom ci micro Cheikh Sadbou Diarra ak Amadou Ba. Femme à la tête de la Conféges. nekk jigéen di jiite Conféges amul solo trop ndax du li ma nekk jigéen moo ma tax a falu sama compétence ak programme moo tax ñu wóolu ma ak ñi ma àndal fas yéene nañ mottali li ñu sas mbébét bi moo di indi ay doxalin yi di tax gone yi nekk ci espace francophone bi suqaliku dinañ def kem kàttan daal ba Conféges saafara jafe-jafe ndaw ñi. de sport et de loisirs dans la famille de la francophonie. jërëjëf Cheikh Sadbou Diarra yow mi tekki itam yooyu la kàddu mbokk yi jërë ngeen jëf fi la ñuy jaar yëkkati jotaay wi dig daje léegi ak rédaction bu télévision Futurs Médias Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew jukki leen xibaar yi ci kàllaamay tubaab man itam ma leen jox dig daje ëllëg incha allah ci xibaar yi 13h ak 19h30 fii ci télévision Futurs Médias wooy leen di des ak suñu ay programme jaa ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm.